mbokk yi jërë ngeen jëf ci seen kóolute ci seen télévision régionale du prestige kóolute googee sax moo tax bés bu yàlla sàkk ngeen ñu bàyyee xel ngir xam xibaar ya nga xam ne ñoo amee ca bitim réew ak biir réew mi di Sénégal loolu bu jur mbégte bu am solo ci mboolem seen liggéeykat yi nekk ci télévision régionale bi lee xibaar yi ci bésub talaata gi yem ak ñaar fukki fan ak juróom-ñeent ci weerub mars ci atum 2022 la ca gën a fës mooy rek opération désencombrement bi nga xam ne mairub commune bu Thiès moom moo ko jëmmal ngir fexe daal ba bërëb yi nga xam ne dañ ko occupé te teguwuñ ko fenn ñu daal di ko nangu jëmal defaraat bërëb yooyee àndoon nag ñetti maire yi nekk ci commune bu Thiès des ca dellu ci biir xibaar yi askan bi nekk ci commune bu Thiès Nord rawatina ñi nga xam ne ñoo dëkk ci ZAC bi ci bëj ganaaru Thiès ñoom de ay jafe-jafe la ñuy jànkoonteel la jëm nag ci wàllu kaaraange tumuranke lool ci seen quartier boobee ba tax na nag bés yi weesu ñu nga woon ca mbeddub gox ba di jëmal la nga xam ne ab yuux jëmale ko ci ñi nga xam ne ñoom ñooy kilifa yi waaye nag jamaatu Ibadu Rahman daal dina amal ci semaine bi samedi ak dimanche fii ci Thiès fukk ak ñaareelu congrès ba nag bëri woon nit lool jëmal diine l'islam jëmale ko ci kanam tënku nag ci la nga xam ne moom mooy fexe ba njaboot bi mën a tegub ci yoon loolu nag ganoon na fës ca ña nga xam ne ñoo jël kàddu ci bés bu am solo boobee xibaar yi nga xam ne moo yitteel wàllu bitim réew ak wàllu tàggat yaram moo fas yéene ndarkeppe xabaar yi ci seen télévision régionale du prestige mbokk yi ñuy rafetlu seen kóolute su ne saa ñu daal di xuus. mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu rawatina yéen ñi nga xam ne nekk ca bitim réew ngeen ñuy seytaan ci réseau bu ñuy wax IPTV waaye it am nañu taamu suñu plateforme yi ci mel ni page Facebook live site d'information www.prestigethies.com ak page YouTube bu prestige doore xibaar yi nag ci tënk la yitteel feebar bi di coronavirus waa ministère de la santé et de l'action sociale xamle ne nag tey jii ci bésub talaata gi lu tolloog ñeenti nit daal dinañu am feebar bi di coronavirus ginnaaw bu ñu defee test yoo xam ne daal la ñu def test yooyu nag lu tolloog junni ak ñaari téeméer ak ñeent fukk ak juróom benn test la ñu def test yooyu jëmmal ne wax naa ko ci njëlbeen ñeenti nit daal dinañu am feebar bile benn cas bu grave kenn rek moo nekk jamono yi ca sauvetage kenn ñàkkul bakkanam ci bésub altine gi démb ña nga xam ne nag ñoo des ca hôpital seen yaram mu ngay gën a wéy di am feex bu baax a baax waaye nag fanweer ak benn jamono yi ñoo nekk ci traitement waa kër docteur di fexe daal ba dëddale leen ak mbas mi. wax naa ko ci boppu xibaar yi mbokk yi meeru Thiès di docteur Babacar Diop àndoon ak ñetti maire yi nga xam ne ñoo nekk ci commune bu Thiès ñoom de ñu nga doon jëmmal la ñuy wax opération de désencombrement maanaam bërëb yi nga xam ne nit ñi dañ caa teg la nga xam ne waruñ ko faa teg ba tax na nag ñoom de door nañu ni mel ba lépp loo xam ne rek teguwul ci yoon ñu daal di ko dindi tegee ne tey ci suba nag mu ngi àndoon ak maire commune bu Thiès Est commune bu Thiès Nord ak bu Ouest demoon fële ca gare routière bu Thiès ca fa nga xam ne nag mooy fa filao ya nekk ñoom nag ñu jëmmal wane seen bopp ca la nga xam ne moom mooy opération désencombrement boobu ki nga xam ne nag mooy maire bu Thiès Babacar Diop yëkkati kàddu ginnaaw bu mu jëfee ni mel ñu teewlu ko ci micro soxna Aïssata Sow ak Cheikh Fall. anam bi ñu fekk ci dëkk bi muy dëkk bi setul muy dëkk bi bari na occupation anarchique maanaam fu neex waay mu toog mu gaare otoom walla otoom paan mu wàcc ko fi ñu seetlu ni dëkk bi lëndëm na ñu seetlu ni dëkk bi ci boppam ni muy doxee tax na ba tey jii Thiès nurootul une vraie ville li muy gën a nuru mooy ville fantôme ca Thiès waaye ñoo namm retrouver leur propre ville
ñu am yéene bu yaatu yoo xamante ni yeneen i jëmmi jamono dinañ ci ñëw ak yéen waaye dañu yaakaar ni li jiitu ci suñu taxawaay ci dëkk bi mooy fexe Thiès nekk dëkk bu set. ci loolu la ñu am programme bi nga xam ni war na tàmbali le 29 war a jeex le 14 avril muy première phase bi nga xamante ni opération de nettoiement la et de désengorgement mooy artères yu mag yi ci biir ville bi ak yeneen i communes yi ñoom dinañ ci dikkaat ci biir ak ci biti dinañu fexe mu set waaye aussi dina am désencombrement oto yi panne nekk ci trottoir yi camion yi nekk ci trottoir yi waaye opération bi du yam rek benn opération nettoyer dem suñu nettoyer defar dina am ay acquis dinañu fexe wut ay poubelle ñu poser ko ci artères yi ndax acquis yooyu dañ ko bëgg a préserver ndax suñu yéenee mooy def Thiès la ville la plus propre du Sénégal la ville la plus propre de l'Afrique fexe ba coupe du monde ville bi gën a propre Thiès gagné ko loolu mooy suñu yéene ndax mën nañu bañ a bëri xaalis mën nañu bañ a bëri ay milliards mais cadre de vie bu set bu sain jàpp naa ni soxlawul ay milliards volonté rek la laaj. des nag ci mbirub set setal boobee ci fi nga xam ne moom mooy commune bu Thiès ginnaaw nag bu meerub Thiès Babacar Diop dooree ni mel askanub Thiès nag wane nañ seen gis-gis ci taxawaayub maire bu yees bi soxna Mame Birame Cissé Gueye ak Moussa Mbaye demoon ca mbeddub Thiès xool wala laaj ana lan la waa Thiès gisee taxawaayub meerub Thiès ci li jëm ci wàllub désencombrement reportage. liggéey bi jëm ci yeesalaat ak leeralaat gox-goxaani Thiès dina tax Thiès amaat xar kanam bu bees opération wu set setal yooyu nag yegsi na ci waxtu biñ ko doon xaaree Serigne Mor Fall mu ngi rafetlu initiative bii lee. mais ndogal bopp mi da nga koy saluer ma sœur parce que bu ñu ñëwee quoi découpement de la vie c'est normal boo xoolee avenue bi dafa xat bu ma xatee aussi maire ñoom dama bëgg defar mais il faut ñu ànd ak moom ci li defar mais bu ñëw ne kat. dans 4 ou 6 mois dama bëgg ngeen defar avenue bi def lii on est vraiment de tout cœur ak moom quoi. décision boobu nag mën naa doon gàllankoor si ñi nga xam ne ñoo yor seeni activité ci kaw tali bi Serigne Gueye di chef de garage mu ngi ñuy wax ay njàkkareem. non maire bi nag moom bu ñu yëkkatee bu ñu fu ñu teg moom parce que fii moom wax dëgg yàlla taxawuñu si kaw tali bi ñu ngi taxaw fii si koñ bi waa koñ bi kenn dérangé wuñu ay xale loon ay jeunes loon dañuy daan suñu doole maire bi ñoo ko fi teg kon xale buñ ko fi tegee. bu ko xale tegee fii moom dafa war a jàppale xale yi mais yëkkatuñu am fu ñu yóbbu sans dépend rek ñu xam place bi fan la féete parce que ak yenn condition tamit lan lay tegee place bi parce que mën nañ laa jëlee fii ne dañ lay yóbbu ginnaaw garage foofu arrangé wul mën nañ laa jëlee fii dañ lay yóbbu ginnaaw jasab te arrangé wul. xalaat fi ñu leen di recadrer ba ñu mën a wéyal seeni liggéey ba dootuñu occuper rebooru tali bi dina doon lu gën suñu dégloo ba tey kii di Serigne Mor Fall la. c'est vrai que dana am njeex si xale yi liggéey fii. xale yi ñu ngi fi depuis 30 ans 35 ans mais bu ñu ñëwoon kat bon on va dañ leen di jëli fii bu leen fay da nekk lu baax si ñoom parce que ay xale noonu ay boobu kër noonu c'est ils ont envie de travailler donc su maire ñëwee pour loolu mais vraiment on est tout avec ça quoi. ñu fàttali leen ni opération set setal yooyu le dinañu ko wéyal ba fukki fan ak ñeent ci weeru avril bii ñu nekk. mbokk yi nag wax naa ko ci bopp xibaar yi askan bi nga xam ne ñoo nekk fii ci ZAC bu Thiès Nord ñoom de am nañu jafe-jafe lool ay sañcaan yu bees lañu waaye nag la jëm ci wàllub karange des na fa tumuranke lool ba tax na nag ñoom de ci bés yi weesu ñu ngi woon wane seen bopp ca la nga xam ne moom mooy kilifa yi jàppale leen bàyyi leen xel lool ca la nga xam ne mooy yitteel wàllub jafe-jafe yi nga xam ne ñu ngi koy jànkonte ca seen gox ñeel wàllub karange ñenn ci ñoom addu wax seen jafe-jafe ci micro Ahmadou Bambali ak Moussa Mbaye. li ñu dundee li xew ci ZAC bi metti lool ndax xam nga nit nga ñëw ay bandi jóge fële lu mat ay 15 personnes 10 personnes ñëw fekk la sa biir néeg fi nga tëdd yaag sa njaboot mu jël manote leen
ñii mu dugal leen ci ay toilettes ñii mu tëj leen xam nga loolu metti na torop ñooñu seeni doom fi mu ne seeni xel yi sax nekkul si ñoom mënatuñoo jàng leen lu ñu xam te loolu yëpp nag li ko waral mooy lëndamaay bi ndax ZAC bi dafa lëndam torop amul làmp mbedd buñ ñu dimbali woon ci làmp mbedd ñu am ay làmp mbedd dina baax lool. ba pare police Ngent bi li ñu man yëpp def nañ ko guddi gu jot dañ leen di woo ñi ñëw di rondu waaye ZAC bi dafa bari ay kër yoo xam ni kenn dëkku fa bu ñu gisee lumière dañuy daw làqatu ba kooku dem ñu génn nelawatuñu yandooratuñu yàq nañ suñuy nelaw di yóbbu suñu alal solal nañ ni wit comme niñ ko waxee rek ZAC bi moom vraiment li suñu problème mooy courant ak ndox parce que amuñu benn problème ñu ngi tranquille suñuy kër mais vraiment amuñu jàmm ci biir parce que tëdd bu xaaji guddi ay 15 personnes ñëw fëgg la ubbi sa papa yaay doom tëj leen ci douche jël sa alal yóbbu jël sa oto yóbbu vraiment metti na xale yi jàngeetuñu xale yi bu ñu génnee sax ñi ñu agressé ñu ngi fi victime yi ñu ngi fi seen doom yi suñu génnee dem école sax dañuy tiit parce que dañuy ragal léegi gars yi ñëwaat ñun buñ tëddee duñu nelaw lu yëngatu ci koñ bi ñu jóg dañuy fanaanee oote ba bët set police Ngent mi ngi fi mi ngi patrouille chaque jour dañuy patrouille mais doyul amuñu moyens yu doy te ñun dañu bëgg poste ci suñu biir ZAC bi parce que ZAC bi quartier bu mag la dañu bëgg ñu defal ñu poste de police wala poste de gendarmerie comme ça ñu mën a tranquille vraiment am sécurité ñu taalal ñu suñu courant bi ñun loolu rek la ñu bëgg suñu doom yëpp école privée la ñuy jàngee dañoo génnee suñu doom yëpp ci biti ñuy jànge ZAC bi amul école amul marché amul stade amul dara waaw amul tabax nañ ko ba pare bàyyi ko noonu kenn eggalewu ko ñun nag li ñuy lancé appel suñu autorités yi Thiès yi ñëpp yëg nañ ko par kër suñuy doom mënatoo yónni sa doom timis sa doom bu jàngee bu 7 heures jotee tali bi jigéen ñaa ngi taxaw di gàttandu seeni doom téléphone boo leen jox borom ñu këf ko boole gaañ leen wax dëgg yàlla ñun daal ñoo ngi ñaan ndimbal ñu dimbale ñu ci courant bi ñu am lampe mbedd bu ñu mënee may ñu sécurité tamit mu am sécurité ci koñ bi ñoo ngi koy ñaan wax dëgg yàlla koñ bi sonn nañ fa sonn yem moom xam leen ni àgg na fa. Jamaatul Ibadu Rahman amaloon nag congrès nekkoon fukk ak ñaaleerub édition bi fii ci Thiès ndaje ba nag tàmbale woon samedi ca auditorium bu Thiès tëj taba nag nekkoon dibeer bi fii ci promenade des Thiessois di place de France mbootaay ba teewoon na fa ñu bëri teewoon nañu ci ndaje boobee ña nga xam ne sax ñoo jógee ca bitim réew thème ba nag amoon na solo lool thème ba nekkoon ana nan la ñuy def ba taxawu li nga xam ne mooy njaboot bi jëmmal la jëm nag ci wàllub paix waaw jëmmal li ni mel ak fexe daal ba nañuy tegee askan bi ca la nga xam ne mooy yoon bu jub bi mu nekkoon nag ndaje boo xam ne ñu bëri teewal nañ ko ki nga xam ne nag mooy Mouhamadou Diop moo wax ci seen tur ñu teewlu ko ci micro soxna Ramatoulaye Cissé ak Moussa Mbaye. ñu ngi ko amal fii ci Thiès ci àppug 25 ba 27 mars 2022 ngir ñu yeesalaat suñuy kilifa jàngataat li nga xamante ne moom mooy suñuy programme tëral ni nga xam ne mooy sunu doxalin fii ak juróomi at yi nga xamante ne moom mooy ñëwaat loolu yépp ñu ngi koy def ngir servir sunu société woo leen ci loo xamante ne moom mooy baaxal l'individu di baaxal citoyen bi ànd baaxal li nga xamante ne moom mooy société bi ñu dajale ci ñetti fan yooyu jàngat nañ xew-xew yi nga xamante ne moo xew ci biir réew mi ak xew-xew yi nga xamante ne moo xew ci biti réew ñu daal di génnee ak tënk yii nii bu ñu xoolee ni nga xamante ne noonu la famille sénégalaise commencé di yonjax nga xam ne la leen doon boole commencé na di tasaaroo famille amatul li nga xamante ne mooy sens ba mu amoon démb nit ñi nañu doon jàppalante seen biir ci biir famille bi amatul loolu ñu seetlu moo tax congrès bi mu ngi dellu di ñaax waajur yi di ñaax kilifa diine yi ak mbootaay yi nga xamante ne ñooy yëngatu ci lislaam di woo tamit ñi nga xamante ne mooy réew mi yépp ak état bi ngir ñu gën a mayaat yitte gu am solo ci première cellule boobu nga xam ne moom mooy tabax société bi te mooy famille te nañuy yitte woo famille moo di ne yar ko ci kaw valeur yi l'islam jàngale
valeur yi nga xamante ne moom la sunu diine jàngale te ñu koy gëm. mbokk yi nag ñu daal di àddu ci li nga xam ne moo yitteel xibaaru yu biir réew mi seen télévision régionale di ci béy wàllu am solo diggante réewum Iran ak réewum Sénégal ñoom de bëgg nañu gën a doxal la nga xam ne moo jëm ci wàllu caada ngir ñaari réew yooyu ku nekk nag xam sa caada moroom loolu moo gën a fës ca xibaar yi nga xam ne ñoo yitteel biir réew mi di Sénégal ñu ànd ci soxna Adja Aram Seck. ñu tombali xibaar yi ñeel biir réew mi wax nag ci président Macky Sall daal di nay inauguré hôtel Riu Baobab bu nekk ca Pointe Sarène hôtel boobu nag taaru na lool te day wane ni Sénégal mu ngi ci yoonu amal ay jéego yu yaatu ci wàllu tourisme wane na it liggéey bi secteur privé war a def ci wàllu hôtellerie te jëmale ko ci plan Sénégal émergent suñu sukkandikoo ci kàddu njiitu réew mi bu ñu jugee ci loolu ñu wax ci GTS SA bi toppatoo wàllu saxaar ci Sénégal ak IFF mi jàngale wàllu raay ca Maroc amal nañ ay xaatim ngir mën a jëmale kanam wàllu chemin de fer Samba Ndiaye moom mi jiite GTS SA xamle na ni TER bi dina sukkali koom-koom ci réew mi te dina mën a lëkkale Diamniadio ak li des ci réew mi ñu jeexalee xibaar yi ñeel biir réew mi wax nag ci Sénégal ak Iran ñoom fas yéene nañu amal ay jëflante ci wàllu caada ministre sénégalais Ablaye Diop ak naataangoowam bu Iran dinañu wéy di gën a jëflante ci programme liggéey ci wàllu caada ci at yii di ñëw looloo fi wàccoon ci xibaar yi ñeel. bakk boobee di jëmmal la nga xam ne mooy amee ca yeneen réew ya xibaaru bitim réew seen télévision régionale di prestige bàyyee ko xel lool bés bu yàlla sàkk soxna Ramatoulaye Cissé di def taxaw seetlu ca la nga xam ne moo xew ca réew yooyee moom day wax ne daal la jëm nag ci wàllu waxtaan dox ci diggante Ukraine ak Russie daal dinañ ko door fële ca réewum Turquie ca Istanbul loolee moo gën a fës ci xibaar yitteel bitim réew ñu ànd ci soxna Ramatoulaye Cissé. dañ koy doore ak réew Mali ak xeexoo yi nga xamante ne am na fa depuis 3 semaines foofee ca région bu Ménéka te nekk ci bëj gànnaaru Mali te jege frontière u Guinée groupe armé bu MSA ak bu Gacha yi nga xamante ne ñoom ñoo signé woon accord de paix ci atum 2015 ñoom nag ñoo jàkkaarloo ak jihadiste yu EIGS yi loolu sax moo waral ñu tuumalaat armée malienne bi ne dafay amal ay exactions jëmale ko ci ay civil foofee ca Ansogo ci diggante Gao ak Ménéka ca Cameroun feebar bi ñuy wax choléra daal dina fa lëmbee bu baax a baax jamono ji far na ci lu tolloog 20 doomu aadama ak juróom-ñeent ministre bu yore wàllum santé mu ngi xamle ne feebar bi mu ngi foofee ci ouest Cameroun waaye tamit mu ngi ci biir capitale bi di Yaoundé professeur Yap Boum di directeur épicentre Afrique di centre de recherche de ONG Médecins sans frontières moom mu ngi xamle ne pour faagaagal feebar boobee dina laaj ñu mobiliser koppar bu bëri. jeexali xibaari bitim réew yi ak pourparlers yi am ci diggante Russie ak Ukraine yi war a tàmbale foofee ci Istanbul ay tractation yu bees daal dinañ tàmbale niki tey ci talaata gi foofee ci Istanbul ngir mën a jeexal guerre bi dox ci diggante Ukraine ak Russie nga xamante ne tàmbale woon na ci 24 février waaye force ukrainienne yi ñoom ñoo ngi xamle ne ñoo ngi résister bu baax a baax ci cong bi nga xamante ne réewum russe cong na leen ñoom nag ñoo ngi xamle ne résister nañ bu baax a baax ci assaut russe yi nga xamante ne moom lañ amal foofee ci ay ville yu mag a mag nee nañ sax reprendre nañ terrain bi mbokk yi tey lii moo nekkoon seeni xibaaru bitim réew. bakku boobee di firndeel wàllub tàggat yaram la ca gën a fës ci bésub arjuma ji mooy qualification coupe du monde réewum Canada daal di ko def ginnaaw bu mu toogee fanweeri at ak juróom benn muy soog a ñamaat coupe du monde ginnaaw bu mu defee benn yoon la gën a fës ci wàllub tàggat yaram soxna Fatou Fall Gueye.
ñu dooree xibaaru tàggat yaram ak Zlatan Ibrahimovic moom mi nga xam ne nag mosuñu koo gis ci podiumu Ballon d'Or bi mu ngay xamle ni li di trophée Ballon d'Or bi te waa France Football di ko joxe jàppewu ko lu dul récompense politique ndaxte dañuy privilégié ñenn ci footballeurs yi. ñu teg ci qualification coupe du monde équipe bu Canada daal dinay qualifié ci coupe du monde bi gannaaw ba mu dooree Jamaïque ci dibéer gi 4-0 moom Canada nag nekk na ñaar fukkeelu dëkk bi qualifié ci coupe du monde 2022 ba war a am ca Qatar. ñu fàttali leen ni bii mooy ñaareel bi yoon muy bokk ci jongante boobu gannaaw ba mu toogee fanweeri at ak juróom-benn ba muy gëj a bokk ci jongante ba ñu ngi ko doon defee ca Mexique. ñu teg ci Lionel Messi nit ñi nag ñu ngay laaj ndax bu coupe du monde 2022 bi jàllee kii di Lionel Messi dafay delluwaat ci dëkkam. la waral laaj yooyu nag moo di déclaration ba mu def gannaaw ba ñu amee ndam ci kaw Venezuela daal di koy dóor 3-0 ba sax attaquant bi di Messi daal di ciy dugal ab benn but loolee nag moo waral nit ñi di laaj ndax Lionel Messi dañu delluwaat ci dëkkam bu coupe du monde bi passé waaw wala déet loolee moo nekkoon seen xibaaru tàggat yaram. jërëjëf soxna Fatou Fall Gueye xibaaru tàggat yaram mbokk yi foofee la xibaar yi buuree ci seen télévision régionale du prestige mu nekkoon xibaar yi ci bésub arjuma ji ñaar fan ak juróom-ñeent ci weeru mars ci atum 2022 ngeen bari lool di ñu seetaan ci bitim réew ci réseau bu ñuy wax IPTV am ñi taamu suñu plateforme yi ci benn page Facebook live site d'information www.prestigethies.com ak page YouTube bu prestige seen kóolute ñu koy rafetlu bés bu yàlla saak mbokk yi jërë ngeen jëf ñu fanaan jàmm.